jërëjëf président Khalifa Sall mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp presse bi fi teew leader yi ñu bokkal table bi sénégalais yi ñuy seetaan ak fu ñu munti nekk di tàmbalee sama kàddu ci jaajëfal suñu mandataire national monsieur Déthié Fall ndax liggéey bi métti na diis na te coow li bëri na attaques yi day jóge fu ne waaye il a su garder le moral et le mental qu'il faut en tant que bon soldat pour continuer liggéey bi te dara perturbé wu ko ba tey mu dem def li mu war a def ko nag avec rigueur ba yàlla wone ci lii mu ci wone lii nag mooy Yewwi Askan Wi ku yaakaar ni mun nga atteindre Yewwi Askan Wi ci ay attaques ay complot ay manœuvre yoo xam ne day jóge fu ne nag ba foo ko foogewul defe naa da ngay nax sa bopp li Cheikh Tidiane Youm di wax ni ku xamul luy laytaayu Yewwi Askan Wi di nga lot ci ay pexe yoo ko nasaxale waaye boo moytul yow sa bopp yaay mujj surux ci pexe yooyu. Yewwi Askan Wi c'est d'abord un esprit te seetlu nañ nag li dese adversaires yi fu ñu féete nag laa wax ndax bu leen foog ni adversaires yi ñu sori rek lañu mooy léegi xëy suba ngoon jot ba ngoon jot di sos di xool nu ñu defee ne dañoo bëgg a féewale Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko wala Déthié Fall ak Cheikh Tidiane Youm wala Ousmane Sonko ak suñu sëriñ Mansour Sy Djamil yooyu ñun daf ñoo def reetaan waaye loolu mooy pexe bu jeex ci noonu dem nañu ba xam-xam amatul pexe amatul wër di sos suba ak ngoon moo leen dese waaye Yewwi Askan Wi li ko lal ak li ko téye ku foog ni caaxaan dina ko fi dindi da ngay nax sa bopp kon ñu dellu sant yàlla ñaareel bi it mooy di ñaawlu di naqarlu taxawaayu ministère de l'Intérieur, le nouveau défenseur d'une certaine société civile. Ministère de l'Intérieur lii dafa firndeel ni caaxaan lañ fi nekkee ndax koo xam ne nee nga def nga contrôle juridique ba jël liste Dakar ne dañoo tegle ay góor waaye sa contrôle juridique mayu la nga gis ni listu national benn bokk yaakaar dañoo tegle ay jigéen kon li mu firnde mooy liste Benno Bokk Yaakaar kenn contrôlé wu ko ba pare ñu bëgg ñu jël leen au sérieux ku fi critiquer administration ñu ne waaw moom nii moom naa dafa bëgg a yee fitna foog ngeen ni lii jaadu na ñoom xanaa dañoo gumba léegi nu ñu mënee tiim liste ñaari jigéen ñu tegle leen 43e ak 44e ñu ne gisuñu ko te acharné wu ci liste Dakar 2 poids 2 mesures yooyu nit ñi bëgg ñu continuer di ko nangu ci réew mi bu dul woon tey vigilance su Déthié Fall dem jël temps xool man bi ma wooyee wax ma ko moom ak Khalifa dama ko ne est-ce que Rokhaya du góor wala Maymuna du góor ndax loolu mënul ne ndax loolu day am léeg-léeg gis nañu ay góor yu yor jigéen turu jigéen wala jigéen yor turu góor mu ne ma xaaral maa ngi jël dossier individuel yi pour vous dire que du lii mënatuñ ko wëlbati parce que boobu ñoom xamuñu moom li mu doon xool lan la mu ne xaaral ñu ngi may jox dossier individuel yi bi mu jëlee dossier individuel ba jël référence yi xam nga bu ñu nee Maymuna Rokhaya Ndaw fille de Maymuna Njaay fille de kooku moom amatul lu ñuy lam-lame kon ñii sérieux wuñu dañuy tappale dañuy jël liste Benno Bokk Yaakaar jàllale ko d'office daal di acharné wu ci liste nag opposition bi di xool ban virgule moo manqué moo tax keroog wax naa ko administration
bokk na ci ñett yi ma lim keroog ne suñu moytul ñooy taal réew mi parce que nit ñi mënuñu continuer di subir comme ça lu neex Macky Sall neex na leen amul loi amul règlement loolu du yoon. ñetteel bi nag mooy lii lan la firnde li mu firnde mooy Benno Bokk Yaakaar yaakaaram tas na mënul am liste nationale suñu tata Mimi boroom xam-xam ju bari ji ak tegal gu rafet gi waaye nag dafa natt yàlla da koo nattu élection bu mu jublu rek moom day xalangu ba mbëq suuf lay def tata Mimi doo campagne bàyyi ba beneen loolu la firnde te gisuma lu ko mën a sauver on accélère ak Mimi ngi ñëw ak dara mënu koo sauver beneen élection rek loolu moom dafay leer nañ ñi leen di layal lenn ci société civile bi nga xam ne dem nañ ci télé yi ne déedéet liste Dakar baaxul waaye liste Benno Bokk Yaakaar baax na te Sénégal nag politicien moo fi gën a sonn politicien moom ñëpp mën nañ ko critiquer waaye moom amul droit critiquer kenn ku jóg ne politiciens yi ku jóg dem ci télé bi ne man xam naa waaw politiciens yi Benno Bokk kii Yewwi Askan waru woon def lii nangam koo ci ne nag yow xoolal sa bopp mu yuuxu dëkk bi yépp ñooñu ci société civile bi di leen layal fu ne ñu wër di leen défendre lii mënuñu koo layal conseil constitutionnel éternellement incompétent bii paa rek di nga compétent ndax lii mënoo ko layal réew mi nag jàmm ci xaj nañu joxante cër parce que la loi c'est la loi te nag bu ñu jàpp ni ñaari cas yi méngoo nañu de parce que ñun dañoo dem pour corriger avant le contrôle loi may ñu ko ñoom nag lii après contrôle la mënatuñu ko bu essayé na sax ni di def parallélisme parce que njublang nañu njublang boo xam ne toujours nu ñuy def ba créer le doute ci boppu sénégalais la ñuy def ñaari bokkuñu loi dafa ne avant ñuy def contrôle bi lii mën na ne mais bu ñu defee contrôle ba ne validé nañu mënatoo dellu si di def rectification de cee nenam bi muy génn foofu ñu ngi gis seen mandataire bi di daw si xëqat di dugg si xam naa ñoo ko ne ko njaaxum am na de gars yi am na lu ñu gis Benno Bokk Yaakaar bii ci liste nationale la mënul am liste nationale 53 députés yi bàyyi ba beneen loolu na leer waaye nag ba léegi dàqul beneen bi de mooy parrainage dañ cee am benn bu ëpp loolu yoon da cee wax lu leer jaru sax ñuy wax jurisprudence constitutionnelle parce que la loi n'est même pas interprétable xam nga fu loi leer kenn du interpréter dañ ci am benn bu ëpp tata Mimi wax na ko nee na dañ leen bëggoon woon sax moo tax ñu yokk ci benn moom xam na ni su doon loolu dañ ciy yokk téeméer wala junni waaye duñ ci yokk benn daf leen rëcc looloy dëgg ji kon conseil constitutionnel liste nationale kenn waxatu ko l'ensemble des listes de Benno Bokk Yaakaar la ñu wax ils ont un parrain de plus ils ne peuvent pas compétir lii nag mooy dëgg ji kon dafa am loo xam ne nag yéene la borooma ci mujj surux ñoom seen yéene bi ñu amoon jubal ko ci waxuma la rek Yewwi Askan waaye opposition bi yépp ñoom ñoo ci mujj surux sénégalais yépp nag la ñuy waxal réew mi ñun ñoo ko bokk réew pour mu dox il faut que li ñu tëral ne lii mooy charte bi ku mu war a appliquer wu ci yow mu appliquer ko moo xam Macky Sall la tudd moo xam Khalifa Sall la tudd moo xam yow it Sall nga sant sax di bon moo xam Ousmane Sonko la tudd ku mu war a dal ci moom rek na dal ci moom mais suñu bëggee jël loi bi di ko appliquer à géométrie variable nit ñi duñ ko nangu loolay andi ay fitna ci réew mi ñu ciy woo ñépp nag kilifa yi keneen ak keneen lii lu leer naññ la du lu ñuy lam-laame ce que j'ai dit en wolof c'est de commencer par féliciter notre mandataire national monsieur Déthié Fall